et léegi bu weesoo loolu gis nañ ne dina am lu ñuy woowee kiy loué mooy ku ñu woowee bailleur ak kiy jël bërëb itam mooy ku ñu woowee locataire est-ce que ñëpp mën nañ est-ce que képp ku mu neex rek mën a jug pour signer contrat de bail wala maanaam contrat de location wala dafa am ñi nga xam ne yoon da leen ko jagleel ñi li yoon ràññee ni ñii ñoo mën a signer contrat de location. waaw contrat moom bu ñu ko waxee. contrat de façon générale. pour ñu mën ko tënk wala tëgg loi bi. dafa am ay conditions yi nga xam ni daf koy exiger. benn bi mooy li ñu naan consentement mooy nangu. ndax kenn mënu laa obligé nga contracter ak keneen donc foog nga nangu. benn ñaareel ba mooy foog nga mën koo def. buñ ne mën bi nag dafa am nit ñoo xam ne loi bi nangu nañ ni mën nañoo contracter am ñoo xam ne duñu ko mën. xale par exemple li ñu naan le mineur. xale mënul contracter. Y a ce qu'on appelle l'objet. donc li nga xam ne ci la location bi di jublu il faut que ñu xam ko. donc ci lan la lalu il faut que ñu xam ko. mais également la cause dañ naan par exemple li ko tënk peut-être que loolu laa koy mën a déterminer. donc léegi nag ci droit dañuy def une distinction ci li ñu naan les personnes physiques mooy nit ñi comme yow ak man ak les personnes morales entreprises yeeg yooyu. bu dee nit ñi yow ak man par exemple mën nañ ko def fekk loi bi interdire wuñu ko. bu fekkente ne ni ce sont les personnes dites morales comme entreprises yi ki nga xam ne mooy seen représentant légal mooy mën a contracter à leur. exactement et gis nañ ni itam ne nit ñu bëri bu ñuy signé contrat daanaka duñ ko def ci këyit maanaam dañuy waxtaan ba juboo rek locataire bi jël xaalisam jox bailleur bi tamit jox ko caabi appartement yi est-ce que ñàkkam bind googu noonu dafay am impact ci wàllum yoon ci contrat googu la ci wàllum ràññeekaay. waaw xam nga législateur bi itam ku muus la maanaam ñiy tënk loi yi. bu fekkente ni ci contrat bu ñu bëgg a tënk rek dañ naan il faut que ngeen jaar ci mbind gëm nañ ni yenn yi dina xaw a métti. te ci wàllum contrat dañ naan li koy guider c'est la liberté contractuelle. parties yi am nañ droit fekk tooñuñu wala jàlluñu li nga xam ni moom la yoon teg mën nañoo am liberté ci tënk seen contrat ni muy doxee. léegi loi bi nag nee na contrat bi mën na jàll ci bind comme mën na jàll rek ci kaddu weccante kaddu. donc loolu itam contrat bu valable lay doon. léegi dina am nag ay yenn type contrat yu spécifique yoo xam ne pour nga mën ko def loi bi mën na la ne fii moom il faut nga bind. li ñu naan les contrats saisonniers par exemple yooyu dafay laaj mu am xaatim. waaye bu dul loolu mën nañ koo bind comme mën nañoo yem rek ci wax. di leeral xanaa kañ ni mbind bi moom moo ëpp njëriñ. ndax tey bu jafe-jafe waroon a am bu ñu xoolee li nekkoon ci li ñu xaatim. yaakaar naa ne même juge bi bu dee moom mooy àtte seen mbir dina xam lan ngeen juboo woon. ak mën a yombal ñu mën a xam kan moo am dëgg ak kan moo amul dëgg. bu weesoo wàllum mbind mi léegi gisoon nañ ne weeru décembre bii passé ministère bu am en charge wàllum commerce ak PME yi jëloon na benn du ma ne jëloon na ndogal sax dafa fàttali woon ne am na ay tëral yu yoon tegoon lépp lu aju ci wàllum caution ak ci wàllum mois d'avance yu ñuy versé maanaam payoor gi ñu war a jox ki ñuy loué mooy bailleur bi la est-ce que mën nga ñëw firil yooyu boobu décision ndax amoon na décret bu doon wàcc ba pare buy fixé lépp luy caution bi ñu war a joxe ak tamit mois d'avance yi est-ce que mën nga ñëw ci indil ay leeral yu gën a yaatu. waaw xanaa wax ni dañuy tàmbali ci rafetlu loolu. ndax day wone benn ni ministre bi yëg na li xew. et que def na amaana kim kàttanam ngir indi ay solution par rapport ak loolu. donc décret la bu existé woon. malheureusement ñun dañoo xaw a informel il faut le reconnaître. donc tey xam nañ itam ni dëkkuwaay bi maanaam ñiy laaj. ëpp nañu lool li ñuy laaj. su ma ko mënee waxee noonu. donc l'offre par rapport à l'offre à la ñiy laaj ñoo ëpp ñuy joxe. donc benn bi yenn saa yi itam ci ñi nga xam ne dañuy laaj. seen situation du bokk. am na yoo xam ne bëgguñ ko yëkkati pour mu bañ a nekk discriminatoire. mais yenn saa yi di nga am sa immeuble xool ni su ma ko joxee monsieur Faye li ma ko nar a fayloo mooy ëpp su ma ko joxee keneen. nga préféré jox ko kooku. yooyu itam yuy faral di am la. mbala rek ñu seetlu ni nit ñi daal soxla ne ñu ngi ci soxla bu jàmp nga bëgg cee profiter ci situation boobu pour yokk maanaam li ngay laaj ci wàllu caution. waaye loi moom li mu wax mooy caution bi mënul dépasser 2
de ñaari ñaari weer yi nga xam ne non seulement mënul passé ñaari weer waaye ni ma ko waxee woon sànq mënul passé itam li nga xam montant bi nga xam ne mooy montant wu benn weer bu ne tey nag nous sommes au regret n'est-ce pas de constater que malheureusement yenn saa yi nga soxla dëkkuwaay ñu imposer la ñett ba ñeenti mois de caution waaye méngoowul ak li nga xam ne moom la loi wax. par rapport à payoor googu noonu bi locataire bi war a jox bailleur bi est-ce que yoon tëral na ay maanaam tëral na ay dëgërlaa yi nga xam ne dina mën a permettre ñu fixer loyer gi ci prix bu raisonnable wala dafa bàyyi dafa bàyyi bailleur beeg locataire bi ñu tànn prix bu leen neex. waaw ci tënk bi. loi moom généralement toujours bu ñu demee ci liñ naan la liberté. da daan maanaam am ngeen droit def lii waaye bu leen yegg fii. am ngeen droit def lii waaye bu leen yegg faa bu ñu delloo rek ci li loi tënk montant bi nit ñi mën nañ ci jiboo waaw donc nit ñi kii joxe ak kii laaj mën nañoo jiboo ci njëgu xaw wala le montant en fait mooy njëgu bërëb bi ñuy joxe location bi ñuy joxe en location ñoom ñaar ñoo ci war a juboo léegi nag am na loo xam ne mënuñ koo weesu waaw waaye bu fekkente ne nii tey dañoo wax ni par exemple bërëb bi mënuñ koo joxe lu ëpp 100 000 francs maag yow kenn waruñoo mën a tere ñu nangu koo joxe à 80 000 francs wala à 90 000 francs donc négociation bi ci ñun la dépendre waaw waaye ku ci ne nag ci kaw dépendre ba mu dépendre ci ñun kenn ci ñun ñaar du mën a jàll li nga xam ne moom la loi bu weesoo loolu gis nañ ne tey bu amee wàllum ñàkk déggoo wala bu amee réeroo ci diggante bailleur bi ak locataire gi est-ce que dañoo war a dem fu mu mbaxana doonee benn wala yoon may ne li tam ñu dem seeti comme lu ñu koy defee dem gisee ay chef de quartier wala benn nit gi nga xam ne mën na leen toog jubóole leen ñu mën a déggoo ci kàddu pour mën a continuer boobu contrat de location. waaw yaakaar naa ne bu ñu bàyyi xel surtout si suñu aada ak suñu cosaan maanaam liñ naan le traitement conventionnel n'est-ce pas des différends dafay faral di am tey bu jafe-jafe amee nit ñi déjà ñi nga xam ne ñoo nekk ci jafe-jafe yi ñoom mën nañoo jéem a lijjanti loolu te niñ koy waxee coow du am jafe-jafe du am waaye dañuy xam ne rek comme tamit dafa am li nga xam ne moo ñu tënk buñ mënul jiboo ci kaddu ki nga xam ne ci biir réew buñ naan état de droit moom rek moo mën a atte kooku mooy bërëbu attekaay yi dañ naan tribunal donc bu ñu mënee régler suñu problème suñu diggante sans que ñu obligé yegg fa mba xam ne doone benn loi terewuñu ko waaye bu ñu mënul a yegg foofu on sera obligé n'est-ce pas de faire recours à la juridiction. Exactement tey bu ñu demee ci wàllum contrat de location yi est-ce que maanaam ci seen njeexital est-ce que yoon tëral na yan xeetu njeexital moo mën a am ci contrat de location yi ndax gis nañu comme ni ñu ko waxee ci njëlbal am na contrat à usage commercial ak tamit bail à usage d'habitation est-ce que yoon teg na différents types de njeexital li nga xam ne ci la contrat yooyu mën a jeexee. waaw moo tax sax baax na ci nga fàttali ko ndax sànq ba may tàmbali ci définition maa ngi doon wax bërëb ndax bërëb bi mën na doon pour dëkkuwaay comme mën na doon pour leneen lu dul dëkkuwaay loolu important na ki nga xam ne bëgg na jeexal li ñu naan le contrat digganteem ci wàllu louage par exemple entre ki ko jox ak moom mi fa dëkk dañ naan nga nekk ci position wu kenn ki wala ci keneen ki ku ci ne war na au moins informer moromam bu fekkente ne nag ki nga xam ne mooy kiy joxe dañ ne ko bu dee da ngaa bëgg a jëlaat li nga joxe woon il faut que nga xamal ko ki fa nekk te nga xamal ko ci délai wu 6 mois avant l'expiration avant mooy li ñu naan 6 mois balaa contrat bi di jeex di nga ko xamal wala 6 mois balaa fi date bi nga xam ne ci nga ko bëgg a jël ndax bu fekkente ni contrat à durée déterminée la maanaam contrat boo xam ne xam nañ àpp gi kañ la dafay am ak contrat boo xam ne xamuñ àpp bi kañ la bu dee contrat boo xam ne xam nañ àpp bi kañ la boobu c'est un contrat à durée déterminée waaye bu dee contrat boo xam ne xamuñ àpp bi kañ la kon bu ñuy wax 6 mois yi dañ naan ci date bi nga xam ne moom nga ko bëgg a jël maanaam bëgg naa koo jël le tel mars 2023 ñu commencé tàmbali mars 2023 boobu ci bis bi ma ko joxee ba mars 2023 boobu ndax mat na 6 mois
kon loolu itam yaakaar naa ni c'est important et léegi li moo leeralul mooy léegi bu fekkente ni ki nga xam ne moom moo dëkk kooku itam bu bëggee génn moom li ñu exiger ki ko jox duñ ko exiger lu mel noonu moom dañ naan en principe daanaka sax tënkuñ ko ci délai sauf bu fekkente ne nag dafa jël ci location contrat boo xam ne c'est à usage professionnel maanaam pour def ci liggéey wala leneen foofu dinañ bëgg balaa moo dem au moins ñetti weer laata demam di jot mu mën a informer ki nga xam ne mooy ki ko joxoon bërëb bi. ñu des ci wàllum jeexital googule ba tey gis nañ ne jamono yi ñu nekk am na ay locataires yu bëri yi nga xam ne dañuy ñaxtu naan seen bailleur def leen bëgg a génne te daan dañoo xuloo rek seen bailleur ne leen dama bëgg nga abal ma sama kër wala seen bailleur dafa leen bëgg a génne daf leen bëgg a génne ngir mën a jox location gi ngir mën a jox bërëb yi keneen kuy fay lu gën a cher est-ce que tey yoon tëral na maanaam tey bu nekkee bailleur bi wala locataire bi dafa war a génn kër gi est-ce que dafa war a xamal comme par exemple bu nekkee tey bailleur bi moo war a récupérer bërëb boobu est-ce que dafa war a xamal locataire bi lan la ciy def. waaw foofu it. ba tax mu war koo mën a génne. waaw foofu itam dinañu jéem a utale diggante ki nga xam ni mooy joxe. ak ki nga xam ni mooy jël. bu dee ki nga xam ni mooy jël. kooku moom daanaka amul benn intérêt. ci di wax ki nga xam ne moo ko jox damay bàyyi ndax lii waaye ki nga xam ne nag moom moo joxe moom loi am na lu mu teg ci kawam dañ ne ko bu fekkente ne da nga bëgg a jël dañuy itam féewale ni ma ko waxee woon contrat bi nga xam ne maanaam joxe bi nga xam ne da nga ko jox pour dëkkuwaay wala bi nga xam ne da nga ko joxe pour ñu def ci leneen lu dul dëkkuwaay bu dee bi nga joxee ci wàllum dëkkuwaay loi daf ne mën nga koo jëlaat ndax yaa ko moom waaye jël bi dafay dépendre ci nga bëgg ko jël ngir dëkk ci wala dëkkal ci ku la jege mbala nga bëgg koo jël ngir toj ko defaraat bu fekkente ne tamit ki nga xam ne daf koo jël ngir def ci leneen lu dul dëkk kooku itam toujours ki nga xam ne moo joxe laa wax mais li mu joxewu ko ci c'est pas un bail à usage d'habitation maanaam du joxewul këram ngir ñu dëkk ci waaye daf ko joxe ngir ñu am luñ ci def kooku itam am na lu yoon ba tey teg ci kawam à usage commercial à usage commercial dañ ne foofu itam benn bi day fekk ji bële mooy dama ko bëgg a jëlaat ngir toj ko defaraat ko wala dafa am na daal lu ñuy reprocher ki nga xam ne moo fa nekk lu légitime loolu mën na justifier également le fait que ma bëgg a jëlaat li nga xam ne maa ko moom bu dee leeral ñu tuuti rek ci bail à usage commercial gi tey bu nekkee dafa am benn bërëb goo xam ne nit ki da koo loué comme par exemple mën nañ jël exemple bu terre à terre benn boutique donc gis nañ ne boutique bi dafa placé mu am kii ñëw di ko loué donc di ko loué gis na bailleur bi teg ko bët gis na ne ay affaire am mu ngi dox donc mu war a xalaat ne fii tamit man itam su ma fi ubbee boutique war naa fi mën a am li waa ji di am donc est-ce que tey bailleur bi génnee ki mu loué maanaam locataire gi ngir mën faa teg moom tamit activité bu mel noonu wala activité dam bu ko xaw a jege est-ce que yoon dafa prévoir ay daan ci kawam wala du ko mun na ko def nu ko neexee benn bi mooy mënoo nekk ci wetu ki nga jox ndax concurrence déloyale lay doon ñaareel bi mooy bu fekkente ne da ngaa bëgg a jëlaat foog nga respecter li ñu wax maanaam délai bi nga xam ne dafay am boo respecté wul délai bi da ngay obligé fay li ñu naan des indemnités d'éviction ndax mën nga respecté délai ki nga xam ne dafa jël ngir maanaam liggéey ci bail à usage professionnel dañ naan am na droit au renouvellement après les 2 ans bu defee ñaari at am na droit nga yokkalaat ko te li nga koy yokkal mënul inférieur à 3 voilà yeneen ñaari at wala ñetti at léegi kon boo respecté wul loolu tam yow mën nga ne nag léegi doo respecté loolu waaye ci kaw benn nga fay ko liñ naan ay indemnité d'éviction waaye ñaareel ba mooy li nga fay def ci dañu delluwaat ci li la loi tënkoon boo koy jëlaat jël ko ngir conditions yi mu joxe woon waaye génnee ko ngir doogu moom loi gisewul na. est-ce que indemnité ci wàllum éviction googu mooy ci wàllum koppar gi est-ce que yoon tëral na ci ñaata ci koppar lañ ko war a jox wala am na ci beneen xeetu calcul la ko teg. waaw bu fekkente ne da nga ko def. et que délai bi nga xam ne moom la tënk ci. bu fekkee ne da nga ci bëgg a dëkk. nga dem ba délai bi la loi tënk. par exemple 3 mois après. ñu gis ne yow dëkkoo ci. xam nga mën naa jàpp ni. wala nga ne ma woon dama koy jël
ngir dëkk ci fekk ni après man ma constaté ni en réalité da nga koo jox keneen da nga xamoon ne am na keneen ku la proposé woon lu ëpp li ma lay fay nga génnee ma ñëw sa argument moo doon ni dama cee bëgg a dëkk waaye ute na ak li amoon ak yeneen cas yu ni mel loi mën na la imposer nga fay léegi nag souvent dafay dem ci liñ naan 24 mois de loyer 24 mois de loyer lay doon maanaam ñaar fukk ak ñeent à compter wala sur la base du moins du montant du dernier mois calculé n'est-ce pas bu fekkente ni mois bi mujj bi li ma fayoon ci location 100 000 la woon donc 24 yi mois bu ci ne 100 000 lay doon ndax tamit ko xayma daanaka 2,4 millions la nar a fay c'est ça le bailleur bi war a fay li tax ma leeral loolu mooy montant wu location mën nañ ko renégocier voilà à l'occasion n'est-ce pas du renouvellement du contrat mooy maanaam tey bu ñuy dugg montant bi mën nañ ko fixer 100 000 ñu dem ba ci biir soit mën nañ koo xayma soit dañ koy yokk wala dañ koy wàññi waaye su boobaa tamit muy bailleur bi ak muy locataire ñoom ñaar dañoo war a déggoo ci kàddu wala bailleur bi mën na ko forcer locataire bi. waaw dañoo war a déggoo ci kàddu. bu déggoo amul. bu déggoo amul. dañuy xool li nga xam ni maanaam moom nga ma bëgg a fayloo. est-ce que tënku na ci li loi tëral. waaw ndax li ma ko waxee loi dafa am lu mu réglementé. dañuy d'accord buñ d'accord dañuy dem ci li nga xam ni mënuñ ko dépasser. kon toujours noonu la liberté bi même si ça domine. vraiment il nous faut respecter n'est-ce pas la réglementation. exactement te bu demee ci question bu mujj bi tey bu coow amee donc déggoo ci kàddu contrat gi war nañ ko mettre fin wala tamit dafa am bailleur bi wala locataire bi dafa def li yoon tere est-ce que tey yoon tëral na yoon wax na yan tribunaux lañ war a tourner wu pour mën a soit bu dee bailleur bi la mu dem yóbbu fu mbaxana doonee benn locataire wala bu dee locataire bi tam mu war a mën a yóbbu bailleuram fu mbaxana doonee benn en fonction tamit mu mën a nekk soit contrat bail à usage d'habitation maanaam contrat boo xam ne dañuy utiliser bërëb bi pour dëkk ci wala contrat à usage commercial maanaam dañuy utiliser bërëb bi pour mën ciy liggéey. waaw important na le fait que toujours nga utale ndax loi bi toujours dafay utale bu fekkente ni contrat boo xam ne dañoo jël bërëb bi ngir dëkk ci dañu ne lu njëgu location bi mën a toll liñ naan tribunal d'instance mooy li remplacer tribunal départemental. voilà loolu dafa am solo tamit nga leeral ko. luy tribunal d'instance ak luy tribunal de grande instance. loolu la ndax yaakaar naa ni nit ñi liñ gënoon a xam. mooy tribunal départemental. ak tribunal régional moo amoon. léegi après la réforme. tribunal départemental tribunal d'instance moo ko remplacé. boo demee sax fépp fu tribunal départemental amoon. même bërëb bi mooy tribunal d'instance bi. waaw daanaka boo demee moom nga fay fekk. bu dee tribunal régional. fi ñu ko installé woon fa ngay fekk daanaka ñu defat ko kon tribunal d'instance bu fekkente ni ci location boo xam ne dañ ko joxe pour dëkkuwaay. njëgu location bi nu mu mënti toll. dañ ne tribunal d'instance mooy compétent. bu nekkee ci wàllum dëkkuwaay la. bu dee ci wàllum dëkkuwaay. léegi bu fekkente ne nag ci wàllum jël ngir liggéey. foofu dañu ne ki nga xam ne mooy compétent. mooy tribunal de grande instance. waaye ci kaw condition bi mooy lan mooy njëgu location bi bañ a weesu 100 000 francs. bu fekkente ni diggante 100 000 la ba ci suuf. tribunal départemental bu njëkk maanaam tribunal d'instance moom ba tey mooy xam mbir mi. waaye bu fekkente ni montant location bi dépassé na 100 000 francs et que ñu nekk ci joxe bërëb bi ngir liggéey ci bu boobaa ki nga xam ne mooy compétent mooy tribunal de grande instance. léegi kon tey ci wàllum saisir tribunal d'instance wala de grande instance tey bu nekkee bailleur bi tey comme par exemple maanaam kuy loué moom Thiès la dëkk moo am benn immeuble bu nekk Dakar léegi tey bu ñu waree ban tribunal la ñu war a saisir tey ak kan moo ko war a saisir. loolu itam am na solo. ndax ci droit dañuy préciser le lieu de situation de l'immeuble. ndax bu ñu ne tribunal d'instance kese waaw mais tribunal d'instance yi bëri na. dañ naan tribunal d'instance bi nga xam ne moo nekk fi dëkkuwaay fi bërëb bi fi ñu ko sanc tribunal bi nekk foofu mooy compétent léegi ñu xool nag ndax dañoo nekkoon ci bërëb bi ñu joxe woon ngir dëkkuwaay wala bërëb bi ñu joxe ngir liggéey ci. donc monsieur Faye ñoo ngi lay remercier ci leeral